salaamaaleykum Mactar Gueye. waaleykum salaam. mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte bu baax ngir dalal ko ci invité de la rédaction moom mooy vice président ONG Jamra liñ ciy njëkkee moo di président Macky Sall ñoo ngi koy mu ngi doog a ñëw si ñu tab ko ci boppu CEDEAO d'abord ban njàngat nga ci am. waaye ñun day mënuñu lu dul sargal ko ci ndombal tànk boobu ñu ko jox waaye tamit ñu bañ a nax suñu bopp rek ndax CEDEAO wax dëgg yàlla xottu leket la. ndax sur si fukki réew ak juróom fii may wax ak yow ni ñett rek ay cotiser ñi si des yëpp bu réunion ñëwee dañuy ñëw toog déglu discours yi wax seen discours lemaat seen bagage dem te CEDEAO loolu taxu ko woon jóg bañ nañ ba tuddee ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest intégration africaine moo tax père fondateur yi ñoom in Senghor rek Houphouët-Boigny ak Sékou Touré moo taxoon ñu samp ko pour Afrique mën a fexe au niveau de la sous-région ñu boole suñu doole boole suñuy koom-koom après ñu mën di ko yaatal ndax mën a jàkkaarloo ak l'Occident waaye nag léegi turwee fi ne waaye terewul nag quand même comme que ñoom sargal nañu suñu kilifa réew di Macky Sall ñun mënuñu rek lu dul ñaanal ko yàlla defal ko ndam ndax lii ay nawleem séntu ci moom mu mën leen ci liggéeyal lu weesu seen njort. léegi président Macky Sall moom ci boppam gannaaw bi ñu ko tàbbee foofu ca Accra wàcc na Sénégal démb li mu njëkk a wax mooy dafa envoyé soldats yi maanaam soldats yi war a dem Yémen toll ci 2,000 ak téeméer mu ne demuñu Yémen Arabie Saoudite la dem te moom jàpp na ne war nañ mën a dem d'abord yéen nan ngeen gisee nan. waaye ñun defuñu ci benn sikki sàkk dañu ne ànd nañ ci ndax xam nga am na ñuy wax naan waaw yàlla mën na aaral boppam Makkatul Mukarrama ak Medinatul Munawwara nangam ak nangam mais le 20 novembre 79 yàggul loolu lañ doon wax ndax dana am wala du am parce que doon nañu am xemmamteef ne am na attaque terroriste bu ñu doon préparé waaye le 20 novembre 1979 200 fondamentalistes lourdement armés benn ancien caporal à la retraite jiite leen ñu ñëw dal ci kaw Kaaba gi en plein pèlerinage pèlerins yi tasaaroo ñiy daw laqatu ci kaw yi ñu garder leen fa en otage il a fallu que parce que Arabie Saoudite pour sàmmonte ak chariatul islamia bi nga xam ne dafa tere ku yore gànnaay sur ces lieux saints rawatina di fa tour deret dañu toog ñaari fan xamuñu lu ñuy def ulama yi ñoo mujjee dem lëlu ba ñu génnee xalwa daal di jox Arabie Saoudite ndigal ne ko comme que cas de force majeure la jox nañ leen ndigal mën nga attaqué fa la ñu attaqué song terroriste yi ba daanaka ci force loyaliste yi 127 bakkan rot na ci ñu doog a nangu béréb bi alors booba ana li ñu doon wax naan malaaka yaa ngi aar place bi. léegi lan suñu borom la mu wax lu leer la inna allaha laa yuxayyiru ma bi xawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim. léegi boo ko doon firi ci tubaab mooy aide-toi et le ciel t'aidera mais doo toog naan yàlla da ngay jiitu yàlla ci jëf ji yàlla fekk la si jàppale la. léegi coow lii kon lan lañ mën a jàpp ne xëy na ci ñi nga xamante ne ñoo ngi ciy wax lan lañ ci jublu. waaw kon nag léegi bu ñu jógee lu mel ni la xewoon 79 bëgg a xew parce que dëgg la guerre la boo xam ne du ci biir Arabie Saoudite biir Yémen la. waaye bu ñu fàtte ne Yémen dafa mel ni Gambie ak Sénégal rek ñoo bokk lépp bokk frontière sës rëkk te diggante chiite la ak sunnite wolof dafa wax ne ay du yem ci boppu borom waaw dañu bëgg Arabie Saoudite toog rek ba yëf yi newaat rëll ci koom kon 79 moo tax Arabie Saoudite jóg woote Qatar wuyu na Jordanie wuyu na Koweït wuyu na Émirats arabes Égypte Maroc Soudan est-ce que Sénégal am na droit fu ñu toll ñu ngi bàkkoo nan ñun day 95% de musulmans nañu ñun day ñaari yoon organiser nañ fi sommet OCI l'islam soxla nga toog ne yàcc amuñu droit boobu moo tax ñun ànd nañu ci li Macky Sall jóg mobiliser 2,000 soldats muy suñu cotisation pour ñu mën a aar Makkatal Mukarrama ak Medinatul Munawwara. léegi projet Daara moderne bi nguur gi yëkkati woon na ko mais dafa mel ni daal mbir mi suñ ko teggindiwul ci suuf itam xaw na noppi d'abord yéen projet boobu lan moo ci seen xalaat. waa li indi coow li mooy idée bi gouvernement bi am idée bu rafet la ndax xam nga taalibe yi sonn nañu sëriñu daara yi àttanuñu leen ndax loolu yëpp ñun père de famille yi ñoo leen ko teg ndax da nga daan gis koo xam ne bu sa doom lajjee école rek lay doon sa première intention mooy xamu leen fa mustaasu daara ci koñ bi ñu ne la bërëb sàng nga yóbbu sa doom naan ko ay yaxam rek laa la laaj état bi itam dimbaliwu leen kon nag bu gouvernement bi jógee lali pexe ba banque islamique de développement ak état du Sénégal dajale 10 milliards ngir suqali daara yi ñun mënuñu lu rafetlu ko waaye la ñu àndul mooy ca doxalin ba ndax ba ñu jógee di seet naka lañ koy war a doxale gouvernement bi lu mu def dafa dem seeti kilifa diine yi sa xalif généraux yi mais loolu dañuy sonal xalif généraux yi ndax xalif généraux yi géré wuñu daara ñi yore daara yi mooy sëriñu daara yi ñoon la war a waxal ndax boo xoolee la fédération nationale des associations d'écoles coraniques
712 associations la boo ko totalee mu nekk 16800 daara Touba rek 1042 daara waaw ñooñu ñëpp nga bëgg ne dama leen di moderniser te du ma wax ak yéen ndax dina sotti loo tax nag ba maître coranique yi jógee ñaxtu ñun Jamra ñu ànd ak ñoom sëñ Sidi Maxtaar ànd ak ñoom ba état bi gisee ne nii mu doxalee baaxul ci la Macky Sall ne sëñ Mbaye Thiam arrêteel dellul ca njalbeen nga woo maître coranique yi wax ak ñoom loo tax nag semaine bii ñu. waaye ñoom seen bopp nee nañ du daara ji njàngale mi moo leen yitteel waaye nag infrastructure maanaam jumtuwaayu njàngale mi. waaw xam nga boo nee daara dama koy moderniser fu taalibe yi fu ñuy tëdd ñu ne ñu ngi tëdd ci ay ndës nga ne xaaral ma jox leen ay éponge loolu modernisation la nga ne leen ndax am nañu ndox mu ñu naan ñu ne déedéet dañuy wër di ñaanaatu nga xëccal leen tiwo bu ñu feebaree nu ñuy def nga ne xanaa tàllal loxo yàlla nga wutal leen ay ticket pour ñu dem ci centre de santé yi loolu modernisation la mais alxuraan ci boppam anam bi ko Cheikh Ahmadou Bamba jànge te di ko jàngale anam bi ko Cheikh Hadji Malick jàngee ba pare di ko jàngale kooku kenn mënu ko moderniser fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi incha allah. jërëjëf Mame Mactar Gueye mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax ñoom moom lañ doon dalal tey ji moom mooy ki ñu toftal ci ONG Jamra jaa ngeen jëf.